salaamaaleykum mbokk yi nuyooti nañu leen seen tur ak seen sant yàlla na jàmm yàgg saa su ne ñi doori poj di cant fu waaye mënti nekk fekk nañ fa ne la jàpp loxo malaaka xéewal ak yërmande nekk sa wet ba saa yu suqitee mi ne la toxo gis ngeen fekkee leen déwén baal leen ñu yàq baal nañ leen yàlla nañu yàlla boole jégal ñu fekke ko ay déwéni déwén te déwén xaw ma nuñ koy xeer bu ren naree ñaaw mel ni ñaaw yàlla bu mu mel ni ren yàlla may na mel ni déwén ak déwén tey ñi ngi fii actuellement ici aux États-Unis plus particulièrement fii ci Las Vegas ñu ñëw fekk fi nag benn ndaanaan ku li fàddalin bi nga xam ne fi mu ne nii actuellement moom moo lëmbee jamono fa tabaar fakàlla macha allah muy Mo Gates ñëw fekk fii champion yi ak communauté africaine bi sénégalaise bi so ñu àndandoo def tabaski bu neex bu jaar yoon macha allah so moo nuyu naa la. Sankara maa ngi lay fay di la remercier si li nga ñëw ci invitation bi en même temps tamit di baalu ak ñëpp di ñaan ñëpp tamit ñu baal ñu te tamit di souhaiter ñëpp bonne fête de tabaski. mais moo actuellement ni tabaski bi nan nga ko dundee ñaata at a ngi nii tabaski au Sénégal. Bon bi ma gëjee tabaski Sénégal yàgg na mais tabaski bi fii franchement niñ ko dundee comme niñ ko gisee tabaski nañ ko comme ni ñuy tabaskee Sénégal julli nañu si jàmm gars yi kontaan nañu suñu invité yi jóge nañ fu sori ñëw wuy suñu jóge Atlanta jóge Connecticut maanaam fépp ba Las Vegas fii sax ñëw wuy suñu donc lu ñu def maanaam duñ def dara dul am ci contentement. yes suñ ci invité yooyu gis nañ ci nga andi ceeg champion yu bari. ku ci mel ni ma bàyyi la nga lim ko léegi lan mooy sa relation avec ces champions. waaw xam nga tey man dama nekk koo xamante ne maanaam dama bëgg cosaan dama bëgg Sénégal te lépp lu culturel maanaam je veux dire luy dem ci Sénégal xam nga dama koy bëgg làmb nekk amateur tamit làmb moo tax rek en tant que amateur may support like lamb ji. mën nga ñu wax ñaata champion moo ñoo fi jot a ñëw kan ak kan la. waaw ñu fi jot a ñëw comme guy gi gis ngeen ko fi Abdou Diouf gis ngeen ko fi tamit Aliou Mané tamit gis ngeen ko fi ak Lirou Diane. right donc maanaam ñi may côtoyer maanaam si mbirum làmb Sénégal bëri na da ngay gis nañ ni ak DS Prod macha allah gis nañ ni da ngay def showbiz gisoon nañ ñi nga dugg ci show bi actuellement is getting real business te gis nañ ni yaa ngi get closer ak làmb ji te gis nañ ni làmb ji doxul ñëpp ñu fa duggoon moom fa tabaar fa kala macha allah daw nañu génn yow nga nekk xale bu ndaw it seem like da nga ko bëgg a songu parce que mbëri moom ku leen jege boo demee ba dugg ci seen i ngémb moom maanaam tëgg combat ci nga jëm est-ce que moo gi day waaj tàmbali tëgg ay combat ou pas. waaw xam nga tëgg combat tëgg concert maanaam si cadre événementiel la bokk rek tu vois te tamit ci cadre business la bokk donc Mo Gates moom business lay def donc warul ump nit ñi su ma décidé benn jour ne dama bëgg tëgg làmb warul ump nit ñi parce que show business la làmb show la sport la comme boxe c'est un show xam nga sport la et puis beneen côté bi business muy show business donc ok on a vu aussi que ni gis nañ que ni dajale nga all the sénégalais yi nga xam ni yëpp ñoo nekk fii aux États-Unis indi leen fii ci Las Vegas pour ñu ñëw tabaski ak yow lan moo initié loolu lan moo la dugal ci lan moo la poussé ka nga def lu mel noonu lu rafetee lu mel noonu. am benn esprit de partage nekk sénégalais ma xalaat ni que maanaam dina nekk benn initiative bu baax ñu dajale sénégalais yi et puis maanaam boolewaat xol yi. et puis def suñu tabaski puisque maanaam xam nga fii ñëpp ñu fi ñëw maanaam dañuy tumuranke comme ni nga gars yi bëgg waxee dajale maanaam je veux dire maanaam invité sénégalais yi tu vois def benn tabaski boo xamante ne que bépp sénégalais boo xamante ne que mi ngi tumuranke si rek comme ni ñu ko waxee dañuy tumuranke nañ ci gis seen bopp ñoo boolewaat xol yi et puis voilà et puis def benn tabaski bu neex daal. yéen a ngi ci réalité Sankara Mbaye DS Production fii ci Las Vegas ak Mo Gates tabaski 2020 comme ni ñu ko waxee woon gis ngeen Memo bi gaa yëpp yegg see ma posté ko ma jot ko posté sama snap daal ne dañuy dem tabaski ji
fële ca Las Vegas ak Mo Gates 2020 gars yi bari dañ ne ségrégation da ci am parce que da ngaa tànn say nit bàyyi ñii bàyyi ñee jot naa message boobu gars yi moom loolu la ñuy kaat sa fans yi. non xam naa ne loolu seen opinion la rek mais daanaka bu ñu defee invitation yi mooy fallait que ñu limiter ko parce que si jamono corona lañ nekk. moo tax ñu décider def benn 50 à 100 personnes yoo xamante ni que nañu am ticket. tu vois mooy yenn ñi nag samay xarit la ñu ak samay am di jàmm yoo xamante ne que dama leen invité directement mais invitation yi publié nañ ko et puis it was first come first serve maanaam ku ci njëkk jot njëkk ko am et puis tamit il fallait que ñu limité ko ndax corona bi mu ñu def benn genre party boo xamante ne que wala benn genre tabaski ba pare def am ci ay 400 500 personnes loolu dafay xaw a doy waar loolu rek la woon. ok lan ngay waajal pour Sénégal pour jàppale jeunes yi parce que depuis que saa yi ma la posté Snap war ma posté en Instagram ci social media bi sollicitation yu bari ngay gis lan ngay waajal wala lan nga bëgg a def pour le Sénégal actuellement pour jàppale la jeunesse sénégalaise yi nga xam ne jël nañ des eyes teg ko ci yow what you gonna do for them? Yeah, I mean we can do a lot of things for them mën nañ def lu bari pour ñoom mais fu mu toll ni jeunesse dafa nekk benn like benn jeunesse bi dafa nekk benn aspect bu important maanaam suñu développement réew. bon ñun nag duñu président duñu ministre duñu député mais nañ ci maanaam nañ ci bay suñu waar na ci côté boobu noonu. en tant que lu ñu bëgg def ñu ngi koy togg incha allah su ñoree dafay nekk beneen émission boo xamante ne dañuy toogaat wax ci loolu. mais mënoo koo révéler actuellement ci li nga nekk pour jàppale la jeunesse sénégalaise mënoo leen joxe sax at least ay heads up ne leen lii boo matul di nga ci dugg. maa ngi ci waañ bi di togg. mais su ñoree nañ ko yekk incha allah. politique bi nag. parce que dégg naa la am na ay sollicitation yoo xam ne fay naa ko ci weerum géey ci weewu béy sollicitation yoo xam ne gars yi ñu ngi lay jéem a xëcc ci yenn parti yi parce que gars yi dañoo am tendance que ni saa yu ñu gisee nit ku ko tàmbalee am doole rek dañ lay xëcc ci parti politique yi yaa ngi ci ban parti ngay waaj a dugg. waaw mais loolu waaw mais loolu c'est normal xam nga tey jii nii par exemple parti bu nekk dafay bëgg xëcc koo xamante ne que yaakaar nañ si moom mën leen indil mbooloo. loolu noonu politique noonu la demee mais moo Gates politiqueul man defuma politique aw ma benn ambition politique tu vois li may def maanaam maa ngi ci business. tu vois maa ngi ci cadre business donc fu mu toll nii am benn ambition politique te tamit bokkuma ci benn parti te xalaatuma bokk ci benn parti si jamono bu ñu toll nii. ok ma gars yéen a ngi ci réalité Sankara Mbaye Diz Production nañ dugal yenn question yi ci snap bi noonu lay demee ok let me do this. what's up everybody yéen a ngi ci snap Sankara Mbaye tey maa ngi ni reality show ak Mo Gates ici à Las Vegas Tabaski 2020 so boo leen amee benn question boo leen ko mën a laaj rek laaj leen ko Mo Gates d'ici 2 minutes dinaa xoolaat kii laaj ko question yi all right guys ok Mo tell us a little bit about family and friends yi nga xam ne daje nga leen fii lan mooy ba feelings the positive wala negative feeling bi nga xam ne am nga ko war a amoo ko ci about family yi nga dajale fii. waaw negative feeling moom amu ki like ku dem bay tabaski def negative feelings yaa ngi ci erreur tabaski bisu maanaam like bisu boole la bisu baalante ak la donc en grosso modo nekk na tabaski boo xamante ne maanaam du ma ko teel a fàtte wala du ma ko fàtte parce que xam nga woote nit ñëpp ñëw maanaam dafa neex wuy si la dafa neex te ñu jot a ñëw ñëpp daanaka 98% like si je me permets ay sénégalais lañu te dafa nekk ay sénégalais yoo xamante dañu jóge fu ne ku xam tey jii nii maanaam Las Vegas mi ngi ci West Coast like dafa sori like New York ak Las Vegas 4 heures 5 heures de temps de vol la loolu soo si yokkee 3 heures de temps mi ngi mel ni comme dem New York Sénégal mi ngi mel ni comme Dakar New York donc maanaam di am contentement bu baax pour ñu jógee like si loin ñëw ba fii pour tabaski ak ñun biir Las Vegas. ok nañ jëlaat snap bi ok ñu dem ci premier question yi gis ngeen gars yi nag ñun duñu def favoritism dañuy taal rek premier question bi ñu njëkk a jël rek la ñuy tijji ok here we go ok kii mi ngi tudd Satou Snapchat nee na je veux demander à Mo Gates
est-ce qu'il est marié parce que je l'aime xale yi de nee ndax da nga am jabar parce que dañ laa bëgg. Euh, non mais am nañ ci droit parce que xam nga tey jama soo taalee snap yi like ku nekk dafay laaj question bu ko neex you know yes like am nañ ci droit mais man tamit en tant que man am naa droit tontu question am bu ma naa neex. droit waaw bu ma neex you know what I mean kon kooku noonu luñ koy wax rek mooy xanaa mu ñaanal ñu rek am na jabar wala amul jabar. waaw mu ñaanal ñu lépp day baax incha allah loolu mooy ah tontu bi waaw tontu américain la américain yi xam nga dañuy xalaat buñ la bëggul tontu moom munoo fexe ba ñu wax seen xalaat ok kii nee na moo géet dafa soxla ñu ok gars yi ay sollicitation la c'est normal mais am na yenn sollicitation xam duñu comme télé la te àdduna bi moo koy seetaan duñu bëgg a tudd di waxi sollicitation nañ jàll ci leneen ok pourquoi kii moom mi ngi tudd Abdou Matar nee na pourquoi nga préféré indi sénégalais loolu sénégalais yi dajale leen ci benn bërëb mais xajoon na ci sénégalais nga jëndoon ay xar maye ko maanaam li nga dépensé millions yi nga dépensé pour indi fi mbëri yeeg jënd leen avion dugal leen ci kër ki leen di toggal ak yëpp ne loolu xajoon na ci ñi nga xam ne amuñu xar Sénégal what do you think. waaw encore xam nga boobu dafay dem ci beneen cadre boo xamante ne loolu laa waxoon sànq moo Gates du ministre du député te tamit like du président mënta may ñëpp you know mais xar muy wax ni def nañ ko xam naa moom moo amul chance jot ci mais xar yi am na ñu may xaar ok nañ jël two question moo Gates d'où vient sa fortune. moo Gates loolu noonu yomb naa tontu dafa am moo Gates la personne muy man am tamit moo Gates l'entreprise moo Gates l'entreprise dafa am ay département ay domaines yu bëri maanaam am na benn département buy yëngu ci événementiel c'est-à-dire concert et tout am na beneen département boo xamante ne que mi ngi yëngu ci phone applications you know événementiel yaatu na événementiel mën na nekk sport mën na nekk je sais pas like musique you know concert like boxing like could be anything you know moo gis fortunam daanaka foofu la ñëwee yeah ok kii mi ngi tudd Fallou Fall moom nee na pourquoi moo Gates ne répond pas parce que mooy da ngay jot a lot of clash on the social media maanaam negative energy bi waccu ga maanaam da ngay gars yi dañ lay dis lu bari ci kii bi lan ngay wax ci loolu. mais loolu noonu c'est normal you know oto bu nekk si kanam nañuy kar loolu c'est normal you know foog ñu dis ma you know mais lu gën a am solo mooy liggéey bu ñuy def te Sénégalais yi gis seen bopp you know loolu that's the most important things to me. ok te gis nañ temps yi moom song nga làmb ji mais actuellement boo doon tëgg combat xam naa ni moom amateur nga ban combat ngay tëgg. non fu mu toll ni moom sama xel nekkul ci tëgg làmb mais su fekkee ni que yàlla dogal na ko rek mën naa ko dóor yeah. mais boo doon tëgg kan ak kan nga xam ne lii boo ko tëggee en tant que businessman you can make it you can make money which one. pour jox sama xalaat combat yu mën a tëgg bëri nañ you know like mbër yi bëri nañ trop you know soo xool bu baax Sénégal like école de lutte yi bëri nañ fa. la am na école yu bëri yu fa nekk donc combat yu ñu mën a tëgg su fekkoon ni que maanaam en tant que amateur yi ma bëgg gis you know maanaam yi ñu jot a tëgg ba pare comme par exemple Modou Lo ak Ama Baldé loolu je pense que combat bu neex la Sénégal yi bëgg nañ ko you know en tant que amateur la bëgg naa gis combat boobu c'est-à-dire seetaan ko en tant que amateur you know Boy Niang ak Tapha Tine loolu tamit combat bu neex la bëgg naa ko seetaan en tant que amateur Gouye Gui ak Reug Reug su fekkee ni que tëgg nañ ko su fekkee ni que c'est officiel loolu tamit am na ay combat yu bëri yoo xamante ne en tant que amateur mën naa toog sama kër taal sama télé seetaan ko ba pare di ko béggee. kan mooy sa mbër préféré. aw ma mbër préféré. déet moom mbër moom préféré ni nga ko am boobu. non mënu ma am mbër préféré parce que amateur la man amateur lamb la donc mënu ma am mbër préféré parce que mbër yëpp daanaka parce que mbër yëpp ku nekk ak ni ngay bëree. tey ji yow mbër bi mën nga def benn action man ni ngay bëree daf ma neex keneen tamit mën na bëree neneen boo xamante ne tamit daf may neex you know parce que amateur lamb la nekkuma maanaam du ma supporteru mbër waaye amateur lamb la. mën nga nekk amateur lamb mais da ngay am mbër moo xam ne mooy sa mbër kii c'est mon champion no matter what even xam naa ne doo ko bañ a wax. parce que fi ngay féetale mais wax ma rek am nga benn champion boo xam ne. da lay wóor ni kii moom bu daanoo du la neex. waaw xam nga ñun dañoo yàgg suivre lamb. te soo yàggee suivre lamb ñi lay neex dafay bëri
parce que tey jii nii par exemple dina am par exemple ay ñu bàyyi làmb ba pare am ay xale yu ñëw ba pare am même style bëre ñu bàyyi woon làmb c'est-à-dire dafay mel ni comme like beneen dafay mel ni comme dafa am ki yu ressuscité waat ci làmb donc dafay jafe nga wax ni que kii nii mooy sama mbër wala kee mooy sama mbër. ok jox ma ñetti mbër yoo xam ne ñii say mbër lañ ñii da nga leen di supporter no matter what. non mënu ma wax supporter mën naa nu ñuy bëree maanaam neex na ma mais pas supporter. américain la xelu américain la yi xalaat de. non pas xalaat pas sànga parce que tey ñi ni like mën naa wax ni que like maanaam like style Mike Tyson neex na ma waaye tamit style Mayweather neex na ma te comprendre naa ko. style Mohamed Ali comprendre naa ko like Sugar Ray Leonard c'est-à-dire like ku nekk ak style am. you know mais mën naa la wax par exemple like dafa bëri like am na. yëpp la neex. yëpp la neex. non mënu ma wax yëpp ma neex mais am na ay mbër yu bëri yoo xamante ne que nu ñuy bëree neex na ma seen style neex na ma. comme kenn wax ma kenn. mbër yi seen style nu ñuy bëree ñoom ñëpp daanaka neex na ma nga dem ci Modou Lo Ama Baldé nga dem ci like au fait like mbër maanaam mbër yu yàgg yi c'est-à-dire like Tyson. même pas mbëri ci koy sax maanaam mbëri ci suuf yi mbëri yoo xamante maanaam seeg dafa bëri like ku ci mel ni comme Sakal like dama seetaan combat Sakal ak Malick Niang bien vrai que dafa perte combat bi Sakal dar la mais Sakal dafa bëre raam jóg bien vrai que Malick Niang moo ko daan tu vois nga jël combat maanaam Pape Morlo ak Lay Gaynde yooyu yëpp ay combat yàgg la koy kii ci suuf voilà merci yooyu yëpp combat la békaa di yuuxu tu vois nga jël like c'est-à-dire am na ay champion yu bëri ay Boy Sey ay Paul Maurice non mais loolu loolu foofu laa lay tegal nii xam li ma lay tegal nii xam nga waxuma sax dewuma sax maanaam ci mbër yu mag a mag yi xam nga dugguma ci Gris Bordeaux dugguma si ñoom Balla dugguma foofu noonu yëpp mais c'est-à-dire fi may waxee mooy maanaam amateur lamb lañu tu vois amateur lamb lañu te soo demee ba nekk amateur lamb rek maanaam mbër bu nekk dina am lu lay neex ci moom en tant que amateur da ngay toog di analyser di critiquer te soo koy def pendant des années da ngay dem ba bokk ci lamb ba miin lamb bokk ci lamb miin lamb donc dafay jafe pour ma tànn benn mbër kese ne kii la. ok léegi ñu dugg ci politique bi ba ma doon defal le bilan wu régime bi nga xam ne moo fi nekk actuellement. waaw boo leen di rate from 1 to 10 ci développement Sénégal dans une manière générale. 1 to 10 lan nga leen di jox. jox ma chiffre rek. du ma la mën a jox chiffre naa la wax lu tax du ma la mën jox chiffre. parce que maanaam xale bu nekk composition. maanaam il faut que compo bi jeex ba pare. ñu soog laa jox maanaam ñu soog a calculer yëpp soog laa jox sa note. mais composition bi 3 ans moo ci des. waaw loolu laa lay tegal ni 3 ans des ci 3 ans pas des ci il faut que composition bi jeex ba pare. composition foog ñu jeex ñu calculer yëpp ne la note bii lan lay jox. donc tey jii nii mënuñu def bilan. bépp pays bu nekk en voie de développement. def ci bilan dafay xaw a jafe. parce que développé go da nga nekk en voie de développement. mais est-ce que en voie de développement boobu nekk na lu concret ba nga xam ni xoolal tey lu ci mel ni mbënd mi. éternelle répétition la nekk depuis boobu ba léegi chaque année Sénégal day am mbënd mi jot nga ci ay sollicitation yoo xam ne jaar nañ ci man ñoo xam ne seen kër dafa taa dañ leen a génne kooku dama ciy wax te dinaa ci wax avec les Sénégalais mais bëgg naa yow jox ma sa point de vue ci loolu noonu nga xam ne éternel commencement éternelle continuité la nekk depuis boobu ba léegi mbënd mi amul saafara what do you think. quoi ci mbirum pënd bi. ci na nga ko waxee pënd balaa may wax balaa gars yi ma dugal mbënd wala ma ne pënd cey yàgg àll ma ne pour mën la expliquer benn affaire Sankara mënuma wax ni que maanaam dañoo raté mënoo fel si loo xamante ne defoo ko parce que plan bi nuñ ko tabaxee nuñ ko defee tubaab yi ñoo ko def mi ngi mel ni comme tey nga nekk si kër tabax R+1 ok nga def loolu noonu 1960 changé woo dara 2020 R+1 xëy na ñaari famille ñoo fa dëkkoon en 1960 2020 R1 ba ma nga fa léegi am na yeneen 10 familles yu fa dëkk ñuy buruxloo te yow sa devoir moo nekkoon continuation
Mhm. pas tabax bi Mhm. fondement bi lan lañ ko ba pare donc il fallait que léegi nga def R+1 2 3 bay xoolaat feneen pour ñëpp nekk si jàmm parce que nit ñi dañuy yokk. nit ñi dañuy yokk ok. nit ñi dañuy yokk lu ñuy laaj dafay gën a bëri aha you know what I mean léegi au lieu que ñun léegi Mhm. suñuy responsable yi def R+2 3 4 Mhm. ñuy defar tali au lieu que donc loolu c'est trop technique maanaam. Mhm. sunu ingénieurs yi ñoo feel foofu right. foofu c'est la faute à nos ingénieurs. c'est la faute à ne c'est la faute de ne pas faire une bonne continuation parce que ingénieurs yi tamit il faut que ñu embaucher leen fay leen xaalis pour ñu liggéey mais su amee tamit fuite des cerveaux loolu beneen débat la. mais normalement que ingénieurs yi ñoom war nañ xam ni désastre ni nga ko waxee natural désastre dafay am yow ñoom waroon nañu mais donc maanaam les responsabilités daal sont partagées dans une manière générale. waa mais gâteau anniversaire la ku nekk dafay dagg jël sa wàll. ana la population donc. you know gâteau anniversaire la ku nekk dafay dagg jël sa wàll. mais tout le temps gâteau anniversaire maanaam problème suy am. état bi mooy jël la plus grande partie. mooy jël waa moitié bi d'habitude. doy na waar mais yaakaaroon ni pour nga jàpp ci léegi. waaw jàppale jeunesse bi ak li nga wax nii. waaw yaakaaroon ni un jour dina ñëw nga dugg ci politique. parce que nag boo seetaa ñenn ñu ñuy bëre di bëre rek. da nga war a mën a ñëw daan ñëpp jàppale ñëpp. est-ce que du sa wareef tamit nga ñëw dugg ci làmb ji. non man comme ni ma koy waxee man defuma politique xalaatuma def politique. mais en tant que sénégalais en tant que jeune sénégalais you know am naa droit joxe sama opinion si li ma xalaat sama réew. you know parce que sénégalais la. ok you know. éternelle continuité bi nga xam ne mi ngi nekk ci mbënd mi boobu ba léegi amul saafara ak ma laaj la ci bilan wu développement Sénégal bi comme ni ko gars yi di woowee en voie de développement du moins so léegi boo ma mënoon wax ci loolu noonu lan mooy ci sa point de vue personnel. ok that's a great question. yëkkati micro bi. sorry that's a great question loolu question ma neex la. xam nga tey maanaam soit ngay tabax wala ngay même sooy def sax même soo nekkee ci business sax c'est-à-dire là nga bëgg par exemple def benn entreprise il faut ngay sóoraale like natural disaster loolu da nga ko war a sóoraale léegi benn erreur lu ñu def boo xamante ni que loolu noonu xel nangu ko. amul sens Dakar la capitale nuñ ko tabaxee ca temps colonial ya français bi ñu fa nekkee seen plan bu ñu tabax ñoom lañ ko tabax par rapport ak jamono jooju mais maanaam jamono day changer. tey jii nii ci banlieue bi par exemple soo jëlee benn superficie boo xamante ni que dafa surpeuplé donc they produce more waste. if they produce more waste loolu noonu dafay inonder. that's common sense. right that's common sense donc il faut que par exemple état bi di sóoraale que jamono dafay dox et puis tamit work accordingly. yeah. ok so basically da nga bëgg a wax ni it's a total failure li ñu def c'est lu it's a failure nu ñu koy waxee en français. ok c'est pas que maanaam like c'est pas que like maanaam dañu fail. maanaam c'est pas une bonne continuation. parce que tey jii nii loolu noonu maanaam plan bi ni ñu ko tracé tubaab bi ñoo ko tracé ñoom ñoo ñu coloniser. mais ñun bu ñu ñëwee jël suñu indépendance il fallait que ñu def benn continuation bu baax par rapport ak tubaab yi lu ñu fi liggéeyoon de sorte que ànd ak tamit jamono nu muy doxee. yëpp parce que jamono dafay dox te dafay changer. you know léegi ñu ñëw ci unemployment of the youth mooy unemployment of la jeunesse sénégalaise. yoo xam ne Sénégal amul liggéey. te metti na lool actuellement. lan nga gis ni mooy le problème ak quelle est la solution. problème yi dañu bëri nekkul benn problème kese. problème bi ngay wax ni maanaam ñëpp am nañ ci faute. ñëpp am na du état bi kese parce que état mënta def lépp ku xam état dëgg xam état nu muy doxee état mënta def lépp. même États-Unis fii nii ñu nekk am na ñoo xamante ne amuñu liggéey. right now quant à the small businesses il faut que état bi gën a promouvoir small businesses. right il faut que tamit
état bi gën a promouvoir bépp entreprise boo xamante ni que dafay am effet maanaam dafay am effet social. C'est-à-dire bépp entreprise boo xamante ni que maanaam tu as des milliers d'employés parce que soo amee ay milliers d'employés maanaam da ngay am benn effet social boo xamante ni que yaa ngi koy am ci dëkk bi. actuellement li gën a yokk problème mooy Sénégal amuñu benn société boo xam ne amuñu benn job boo xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp lépp boo déggee PIB boo ci déggee Sénégal amul dara lu mu fa contrôler est-ce que ni yaakaaroon loolu moo nekk problème bi. waaw loolu tamit beneen problème la comme ni ma la ko waxee sànq y a plusieurs problèmes. parce que tey jii nii right tey jii bien vrai que like man d'accord na étranger maanaam tubaab ñëw di investir suñu réew mais kuy investir suñu réew kuy ñëw sa réew maanaam kuy ñëw sa kër. pour investir. il faut que ngeen teg ay charte ak ay loi yu leer yoo xamante ni que maanaam population bi dañ ci gis seen bopp. daf ñuy favorable ñun. mais bien sûr parce que tey jii par exemple nit mën na ñëw ne dama bëgg investir maanaam ci ay gerte. mais ne ko waaw investir ci gerte yi mais à une condition 60% wala 50% ñi lay liggéeyal dafa war a nekk doomu réew mi. that's right nga am ñu am. you know fair business doo ñàkk du ma ñàkk. mais makeul sense. un étranger ñëw suñu dëkk investir ba pare am 80% ci xaalis bi ba pare yóbbu ko dëkkam dafa entreprise ba pare di employer ay jeunes loolu amul sens xel nanguwul loolu. amul sens waaw gis ngeen ko c'était loolu moo nekk yi nga xam ne mooy réalité DS Production Sankara Mbaye sur la 2STV actuellement nii ñi ngi fi Las Vegas so moo xanaa waxtaan nañ ci lépp ma bàyyi la nga tàggoo ak lan ngay conseiller le gouvernement et la population aussi. waaw xanaa encore di baal ñëpp ak ba pare tamit di ñaan ñëpp mbaal état bi dañu war a concentrer sama xel dañu war a concentrer maanaam ci jeunesse yi. you know parce que jeunesse mooy réew tu vois il faut que ñu concentrer ci jeunesse bi c'est dafa nekk lu important. you know dafa nekk benn point bu important ci état bi pour ñu jàppale jeunes yi. you know parce que sans la jeunesse. parce que jeunesse mooy ëllëg au fait. yes you know jeunesse mooy ëllëg. ok so mbokk yi loolu moo nekkoon réalité DS Production Sankara Mbaye di leen sant di leen gërëm xam naa dinañ leen dox daje very soon deel wax ni ki ma sañseel nii moo nekk Modou Gueye héritage numéro boo ngi noonu DS Production da koy bind ci suuf so boo leen bëggee yu baax yi rek contacter leen ko maa ngi nii nag di sant sama jigéen sama xarit Aydara Karara yaay Eza Munas Mbeng Mboro you know mais Mariam Aydara sant naa la gërëm naa la sama tipo sagal nga ma te nitam rek la am maa ngi lay gërëm sama sister di la sant di la sago di la tiitaro you know really appreciate you sister donc mbokk yi loolu moo nekk réalité DS Production Sankara Mbaye ak Mo Gates fii ci Las Vegas very soon den leen indil yeneen i mbir yesaay